Et le 3 avril ci discours am le président Macky Sall est revenu ci cas boobu dina moom soulagé na lu mu tudd souffrance ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi jëm ci yenn denrées de première nécessité mais tel n'est pas le cas sur le terrain parce que boo demee ci terrain bi prix yi sax dafay varier mën nga dem ci kii mu jaayee la par exemple kilo sucre à 700 mooy sucre bu mokk bi nga dem ci kële mu yokk ko def ko 800 mu doon ay mbir yoo xam ne je pense que si sama xalaat man président Macky Sall daanaka dafa yëgul xamul li xew ci réew mi bu ñu demee ba ñu ne yenn ci ay denrées nga xam ne askanu Sénégal moom la ñuy gën di jëfandikoo ci biir réew mi ñu gis ni fi mu nekk ni daanaka pour nga il faut nga débourser lu mat 10 000 francs pour dépense su journée te ku ne denrées yi rek moom moo yokku waxoo dëgg ndax li nga xam ne moom mooy ndawali également muy jën ak yàpp ci jamono ji doo ko teg loxo te daanaka loolu yóbbee na askan wi ba ci fu mu nekk nii ñu ngi ci weeru koor te bu ñu waxee temps normal bu dul weeru koor benn repas rek la jamono ji askan wi di dundee di ci suturlaw ñu ne weeru koor ci la dépense également di gën a yokku et jamono jilee li nga xam ne moom la askan wi gën a aajow muy suukar muy meew bi muy ceeb ak i diwlin daanaka comme ni mu ko waxee léegi dafa jéggi dayo askan wi nag dégg nañ leen ñu ngay yuuxoo walloo yaakaar ni nag président Macky Sall ña koy jottali daanaka waxuñu ko li am sur le terrain ndax bu koy wax wàññi naa te jamono jile nag gisuñu benn yoon wàññi te askan wi dañ koy muñaale ndax munoo toog bañ a jënd ngir daal di am loo dundee ak say njaboot faw nga daal di nag jël li nga xam ne moom nga gis maanaam ko amul ndey namp maam beneen sujet également Khady pour rek bañ a lii monopoliser wala mën nañu def un peu benn tour ñu wax ci hausse des prix après ñu ñëwaat ci deuxième sujet bi parce que bu ñu waxee nii de ñoom récemment le ministre du commerce Mame Birame waxoon na ne dañuy def léegi benn surveillance pour xool les commerçants yi nga xam ne duñu respecté li nga xam ne mooy baisse bi dafa am ay sanctions mais dafa mel ne sur le terrain comme Fatou Bintou bu ñu ko waxee la réalité est tout autre ba léegi am na ñoo xam ne ils n'ont pas appliqué wala mën nañu justifier ne inflation bi c'est mondial. waaw am na plusieurs facteurs mais pour man li ñu war a njëkk a leeral d'abord avant ñuy dem fenn mooy que gouvernement bi mënul wàññi prix kon lu tax ministre du commerce di wax ni prix wàññi nañ ko bay wax ni ki nga xam ne appliqué wu ko dañ lay sanctionné. waaw kon ay leer la. maa ngi ñëw ci loolu. parce que xam nga bu nekkee prix yi da nga ko li tax mënoo koo wàññi. mooy que produit yooyu yow defoo ci dindiwoo ci bu ma jëlee exemple bu ndaw rek muy suukar bi tey CSS mooy jaay sucre au Sénégal ay intrants ak lam cay def ba ne lii laa koy jaay gouvernement Sénégal mënu koo wax ne non lee nga koy jaay xam nga boo déggee ñu ne wàññi nañu prix yi c'est parce que produit yooyu di dugg ci Sénégal gouvernement bi da ciy teg ay taxes comprendre nga maanaam bu nekkoon suukar bi mu ngi war a jar 500. gouvernement bi teg ci taxe su 150 muy revenir à 650. léegi bu ñu nee ñoom dañuy wàññi maanaam ñoom taxe yooyu ñu ciy teg. yooyu la ñuy ne dañ koy exonérer. ñu ne par exemple dindi nañ 50 francs yoo xamante ne ay taxes la woon. yu waroon a dem ci ceeb bi yu waroon a dem ci diwlin bi wala yu waroon dem ci suukar gi. teggi nañu ko. te dernièrement lu ñu wax te dama jàpp ne au lieu que sénégalais yi di ci tàccu dañ ci waroon a mer laaj lu tax ñu toog ba léegi loolu di doog a am. muy lan parce que li ñu wax ne moom la ñu bàyyi comme taxe xam nga ñaata la 50 milliards 50 milliards la ñu wax ne moom la ñu tegg ci taxe yi moo tax ñoom ñu wax ne ceeb bi wàññi nañu ko. diwlin bi wàññi nañu ko et cetera 50 milliards. 50 milliards yaa ngi imaginer ne ci période Covid bi. Sénégalais yi cotiser nañu ba teg sur la table 1000 milliards. yaa ngi imaginer 1000 milliards nga diviser ko par 50 milliards ñaata la. ça veut dire que prix yi nga xamante ni wàññi nañ ko décembre mënoon nañ ko wàññi. décembre yi ñu wàññi janvier 2021 2022 mënoon nañ ko wàññi janvier 2021 mënoon nañ ko wàññi
janvier 2020 mënoon nañu ko wàññi janvier 2019 et cetera et cetera parce que 50 milliards état bi exonéré ko ci ay taxam permettre à toute la population sénégalaise ñu ne dañuy jënd les prix à un prix moindre. xam nga gouvernement bu am yërmande d'autant que bu ñu ne 50 milliards yooyu xam nga wax naa la léegi sénégalais yi dajale nañu. ba teg 1000 milliards ci table bi. gis nga fu mu mujjee. mais ma ne 50 milliards yooyu léegi bu nekkee ne Sénégal dindiwu ko ci prix yi daf ko faa bàyyi. prix yi reste le même xaalis boobu 50 milliards yooyu fan lañ koy dugal. le président Macky Sall toog na en 2019 kenn waxloowu ko mu ne entre 2012 et 2019 état du Sénégal dépensé na 308 milliards en matière de auto. 308 milliards. waaw entre 2012 et 2019. léegi yow nga imaginer 50 milliards nga teggi ko taxe Sénégal pendant presque 1 an ñuy jënd ceeb bi moins cher di jënd diwlin gi moins cher di jënd suukar si moins cher. mais loolu du sa priorité administration oto yi ñuy dawal. entre 2012 et 2019 nga dépassé ci 300 milliards. mais pourquoi loolu day nekk question boo xamante ne day indi yeneen i question parce que lan moo war a tax ñu toog ba état du Sénégal amul possibilité wàññi njëg yi comme nu mu ko war a defee. yi yem ci tout simplement ay taxes parce que. tout simplement mooy lu ñu doon waxtaanee démb ci 4 avril bi. le Sénégal n'est absolument pas indépendant. ci agroalimentaire démb wax naa ko il suffit 6 mois nga tëj port bi Sénégal kenn dootu fi lekk. alors Fatou Bintou deuxième point bi. voilà Khadija ni ko wàcc waxee rek sant yàlla gannaaw nag bu ñu amee yokkute ci réew mi waaye boo ottul weer yu ñu jëm dina gën a métti ndax guerre bi nga xam ne mu ngi am ci diggante Ukraine ak Russie. mais nag solidarité bi ñu nemmeeku ci koor gi naam sax weer la na doon ndax gis nañ ni jamono jile gannaaw nag yokkute yooyu askan wi fu mu nekk nii ku ci nekk dafay jukki ci poche am dimbale ñi nga xam ne ñoom ñooy néew di doole yi wala ñi nga xam ne daanaka ndogu du leen fekk ci seenu biir kër mu mel ni nag askan wi dañ koo namoon gannaaw nag ba ñu dégloo li nga xam ne nag moom moo di élément bi ñu aji ndey ku na indil ñoom li ñu wax rek moom moo di solidarité boobee moom la ñu xamee askanu Sénégal ndax weeru koor bu nekk di nga gis koo xam ne du soxla tàllal kenn loxo kopparam la li génnee daanaka dimbale ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ko gën a soxla ci réew mi jamono ji nag munoo xàmmee ñi nga xam ne ñoom ñoo yor ak ñu yorul ndax nit yi dañuy suturlawu rek si jamono ji ndax askan wi ña ngay jooy dund gi métti na mais li ma mën a wax rek ci ponk boobu rek moom mooy Khadija ni jamono jile xar kanamu Ndakaaru foo tourné di nga gis ñoo xam ne teg nañu teg nañ seen cin di defar café ñii nga xam ñii ut ay mburu noonu lañ ko taamoo di ko defee at bu nekk mais 2 ans passés yi gisuñu ko woon ndax Covid bi la ak restriction waaw mesure barrière yi nga xam moon ne yëkkati woon nañ ko ne askan wi ñu moytandiku li nga xam ne moom moo nekk Covid 19 loolee nag dellu si waat mu mel ni nag loolu li nga xam ne mooy solidarité bi dina xaw a muur tuuti li nga xam ne mooy difficulté yi nga xam ne askan wi ñu ngi koy jànkonteel jamono ji te askan wi wax nañ ko naam élément bi le bu ko ñi nga xam ne nag ñoo ci war a jotee dégg dinañ xam ne nekk fu mu nekk nii métti na foo bés daanaka ci yenn ci ay métti na askan wi dañoo yuuxuwul rek. mag la foo laal muy métti. exactement.